xam naa li ci ëpp solo mooy délibération ci terrain mais li ci ëpp solo ak li ñu tax a jóg mooy projet bi ñuy dégg lan la ak naka lay demee. waaw maa ngi di sant di gërëm waa 28 TV ci couverture bi ngeen def ci suñu conseil municipal tey bi li ko waraloon nag mooy daje tey bi conseil municipal bi mooy ay délibération yu ñuy def délibération terrain domaine national ndax boo xoolee mbiri suuf si nit ñi léegi daanaka chaque jour yaa ngi am ay demandes yoo xam ne day jóge partout di laaj ñenn ñi ay kër ñenn ñi ay tool ñenn ñi aussi ay projets yoo xam ne dañu ko am yéene def ko ci commune bi mais liñ ci gën a am solo ci délibération yi te ñu jàllale ko tey mooy benn projet boo xam ne man dama ko tuddee projet d'envergure boo xam ne benn promoteur moo ko am pour bëgg ko def ci suñu commune waaw loolu aussi bi mu amee demande la ñu def adressé ma ko demande boobu bi mu ñëwee dama ko jox sama commission domaniale ñu saytu ko def ci enquête yi ñu ci war a def yëpp leneen la ca des waxtaan yi ñu war a def ak askan bi ñu def ko yenn yi ñu ngi ko defee fii ci sama bureau ak ñi nga xam ne ñoo moom site ba xam naa ne moom mooy site boobu ngay wone noonu ci noonu te mu nekk ci boori péage bi te mu nekkoon base dépôt carrière entreprise CRDC mooy chinois ndax bañ fa jógee dañ fa bàyyi suuf soo xam ne terrain boo xam ne kenn mënatu koo jëfandikoo moo tax bi ma gisee promoteur boo xam ne nee na dafay bëgg suuf lu toll ci 5 hectares ah dama ko wax ne ko kat comme am naa foo xam ne kenn mënu koo mettre en valeur ndax ñi ko jëfandikoo woon ba pare dañoo dem bàyyi ko noonu laa ko proposé promoteur bi aussi ànd nañ fa ba dem xool ko mooy terrain boobu ngay wone te ñu nekk ci nii ah bi mu ko gisee aussi xamal na ma ne vraiment site bi intéressé na ko de par sa position stratégique loolu tax mu intéressé ko mooy site boobu ñu visité ko donc te mu nekk foofu ca base de dépôt chinois ah bi loolu amee ba pare loolu laa ne nag kon li ci des mooy wéyal waxtaan bi comme ni ma ko wax ci laa initier ay série de concertation li ma njëkk a def mooy damaa yónni sama commission domaniale mu dem ànd ak document de projet bii nga xam ne moom laa yore nii entre mes mains te ñu def ci demande projet bi nag lan la mooy complexe éducatif boo xam ne dafay dem de la maternelle jusqu'au cycle secondaire ak supérieur donc ci biir complexe boobu dana am maternelle dina am école élémentaire dina am école moyenne am secondaire dina am également foo xam ne dañ fay def apprentissage métier danañ fa pàggu également internat dina am infirmerie dina am pàgguteef yi nga xam ne yëpp ñoo ci war a mën a nekk yëpp donc muy projet boo xam ne bu ama am solo la boo xam ne tey buñ ko defee fii ci Touré Mbone dana polariser waxuma la sax ci Touré Mbone ci commune Touré Mbone mais li wër département bi ak région bi yëpp ndax dafa di offre éducative bu bees li ko wutale ak jàngale classique bi mooy dañuy boole jàng sa xam-xam jàng sa diine ak apprentissage métier nga xam ne produit bi nga xam ne dañ koy former foofu su génnee rek dafay opérationnel sur le marché moo tax bi ñu jàngatee dossier bi document de projet bi moom lañ gis ne vraiment opportunité la bari na ay avantages bari na ay enjeux économiques social pour commune enjeux yi mu am social mooy dina permettre mu générer ay xëy yoo xam ne ndaw yi nga xam ne fii la ñuy yeewoo dinañ fi mën di xëy ndax bi ñu répertorier rek rien que li ñu ci soxla rek am na fanweer di ndaw yoo xam ne dinañ mën di xëy foofu la tàmbalee ci jàngalekat yi ca comptable ya ba ci personnel non qualifié ak qualifié yëpp déjà dénombré nañ ci plus d'une trentaine yoo xam ne dinañ fa mën di xëy
compte tenu bu ñuy war dem pour mettre en œuvre projet bi di ko tabax ak yooyu aussi dina am ay xel yoo xam ne dana ko gérer loolu impact social. Impact économique ci projet bi mooy fi ñu ko installé. dina mën a permettre muy dugal am koom ci commune bi. ndax boo xool ñun suñu communes yi dafa xaw a manqué am koom kon il faut que mu am ay infrastructures yu demee ne ñu ko fi implanté ci suñu commune mu mën li jural ko ay koom maanaam ay taxes yoo xam ne day jógee foofu ci entreprise bi di dugg ci gafam kon loolu ci impact économique. leneen li aussi. mooy barabu jàngukaay la xam-xam. xam-xam boo xam ne bàyyiwul dara ndax déjà dañu cee def ci comme exigence da nga war a jàng ba wàcc. mokkal alxuraan maanaam jàng sa diine am ay fondement yu solide ci sa diine ba pare jàng nag xam-xamu nasaraan ak yeneen langue ndax am na 3 langues à 4 langues yoo xam ne dañ ko fiy jàngale mooy arabe muy anglais muy français je crois que ak d'autres langues beneen 4e langue donc loolu mu nekk lu am solo donc ci processus bi nag demande bi lañ njëkkoon a def document bi lañ bi ñu indee jébbal naa ko sama commission domaniale mu saytu ko ba ne projet bi jox ci ABM bi mu amee nag la ñu wéyal waxtaan nañu ak population yi bu am nañ ci ak déggoo ci accord vraiment loolu am nañ ci ay déggoo waxtaan nañ ci ak l'autorité administrative aussi boo moom it joxe na ci ABM léegi tey li ci desoon rek mooy ñëw def rapport soumettre ko conseil municipal mu mën cee am yàlla def na nag bi ko conseil municipal xoolee ne vraiment projet bi daal njëriñ rek mënoon lañ ci gis boo voté nañ ko délibération bi li ci def mooy approbation autorité administrative leneen li ci topp te foofu lay daanale mooy dafay am luy accompagner projet bi muy benn convention de partenariat boo xam ne dañ koy xaati man maire ak askan bi waa dëkk ba représentant waa dëkk ba ak promoteur bi tout nag sera chapeauté par la supervision de l'autorité administrative bi nga xam ne moom mooy app donc muy projet boo xam ne acteurs yi ci war a impliqué yépp dañ leen ci impliqué wax naa ko service technique yi aussi dinañ def rôle bi ñu ci war a def ndax bàyyiwuñu cadastre bàyyiwuñu impôt et domaine mais chef service CADL bi nga xam ne moo nekk Ndulo aussi liggéey bi ñu ci war a def mooy natt ko délimité ko boo xam ne 5 hectares yi fii la toll loolu liggéey boobu def na kon ñun conseil municipal moo waraloon tey ñu daje pour loolu nga xam ne am nañ ko ay information ci projet bi ñu mën koo bokk ak conseil municipal bi mën a def délibération bi leneen di ci des nag ci mise en œuvre projet bi mooy 2e phase bi ci la ñu war bi te montant bi li ma gis ci document bi daanaka jege na 1 milliard ci investissement lañ ciy def jege na 1 milliard ci investissement ndax wax naa la ko pàgguteef yee bari li ñu war a def ci biir moo bari barab bi jàngukaay infirmerie ay école yoo xam ne une vingtaine de classes ak moyen secondaire ak yooyu yëpp ay pàgguteef yi ñu leen ciy def kon loolu moom moo waraloon tey suñu conseil municipal bi am na yeneen délibération yoo xam ne def nañ ko comme ni ñu amee habitude di ko def mais daal encore une fois de plus ñuy wax ne ñuy wane ne Touré Mbonde également vraiment dans le cadre de du partenariat public privé mu ngi ciy def ay jéego ndax partenaires yi privés yi nga xam ne c'est des nationaux dañuy ñëw fii di investir te ñu ngi ubbil suñuy bunt également képp koo xam ne bëgg ngaa investir fii ci Touré Mbonde nga yor un projet porteur maire ubbil na la ay bunt soo ñëwee l'essentiel li am solo na nekk un partenariat win-win gagnant-gagnant yow nga gagné ci promoteur bi commune bi gagné ci askan bi gagné ci loolu rek moo ci amal solo. jërëjëf merci mais gis nañ ni amul ay vote contre quoi. ñëpp voté nañu. waaw vraiment amul vote contre parce que li tax liñ ci war a def yëpp démarche yi ñu ci war a def yëpp dañ koo def dans la transparence ci leer nañ ci fànn yu leer nañ une démarche inclusive et participative mooy lan. mooy boole nañ ci acteurs yi ci war a ànd ñëpp ndax wax naa ne service technique yi impliqué nañ leen le sous-préfet l'autorité administrative impliqué nañ population yi nga xam ne ñoom moom projet bi te ñoom ñoo ko war a approprier aussi ñoom impliqué nañ leen ci ba ñoom ñu am adhésion ci projet bi ñu amee adhésion nag la ñu soog a ne nañu ñëw
partagé ko ak conseil municipal bi ñu joxe ci seen kii et biñ ñëwee aussi dañ leen a tegal rapport bu leer nañ fi ñu jaar yëpp démarche yi ñu def yëpp ba yegg si fii moo tax ñoom aussi trouvé wuñu pour benn kii pour voter contre moo tax dañ ko voté à l'unanimité ñëpp amul kenn ku contre te loolu it maa ngi ciy saluer encore la compréhension la clairvoyance du conseil municipal nga xam ne ñëpp bu fekkee ne intérêt commune bi jóg na rek ñoom ñëpp dañuy fàtte seen intérêt